Adji Sarr Ousmane Sonko le choc des mots moom mooy titre tey Abdoulaye Cissé jàngat bi nga xamante ni war nañ koo jàngat ndax guleet ñu déglu soxna si mu daal di yëkkati kàddu dem. waaw mu fekk fii ay kàddu yu Ousmane Sonko tamit ci depuis bi nga xamante ni nii bàyyi nañu ko moom wax na lu bari wax na à travers ñi muy seeti def naa ñi mu seeti ñëpp ku mu dem si moom am lu mu fa wax. ba ci déclaration bi nga xamante ni nii M2D def nañu ko te ñu yaakaar ni aussi ci li muy xeex lañu ko guuxee ñoom waaye bu ñu njëkkee taxaw ci li nga xam ne Adji Sarr wax na ko démb pas ci li mu wax sax dans le fond def naa ñëpp ko déggandoo mais dañuy taxaw rek ci ni mu demee waxtu wi ak soloy wax ji ban dayoo ban solo lañ ko mën a jox. ndax indil nañu lu bees am déet ci loo xam ne nii lu mën a intéressé nit ñi la ci ay détails ci procédure boo xam ne nii mu ngi ci wàllu yoon li ñu ko mënul a bañal mooy mu wax layol boppam. parce que nag ñëpp a ngi koy xarab wala bokk ñu bëri ñu ngi koy chargé léeg-léeg sax da ngay gis ni presque nit ñi dañ ko doon bañal qualité wu. victime ci li mbir yëpp dañu koo fàtte. dina am point boo xam ne nañ ci dellusiwaat ba ci point de revendication M2D. daf ci am point boo xam ne dañ cee taxaw ñoom ci exigence yi ñu def ci président de la république. ñu faase procédure bi. faase procédure boo ko defee exigence dafa mel ni ki jàpp nga ni dara xewul nañu jàll ci leneen. ñaar nag moo mën a am. dara xewul kon nga jàpp ni complot la parce que am nañu nas dara te bu boobaa quand même réew mi ñu fàttali ni fukki bakkan rot nañu ak ñaar ci loo xam ne nii xel xalaatu ñu jàll bàyyi ko noonu mu sedd loolu incohérence bu njëkk la ci exigence su M2D ci ni procédure bi nga xam ne ubbi nañu ko ci Ousmane Sonko nañu ko niilal jàll ci leneen loolu xel mënu ko nangu wa ilaa def na yoon mooy wax bu defulit wax dëgg fa yàlla ak li fi xew yépp ñun citoyens yi sénégalais yi mais sañ nañoo ne non lii ki ko nas wala ñi ko nas kon faw ñu layoo ak ñoom te da ngay gis ni viol sax dafa dem ba ci loolu day dellu siwaat ci kàddu ndaw si Adji Sarr parce que dem na ba ñu xam ni li tegu ci conscience am diis na ñu mën ko koo nangul nag parce que ak foo mën di nekk même boo tijjoo sa biir néeg nga def nga bañ a def nga gis ni la nga xam ne ni moo xew ci biir réew mi am na lu bari loo xam ne ci yow la sokkee ko nga am yëg-yëgu boo dul yaay doomu jàmbur nga am ñoo xam ne seen bakkan rot na ci loo xam ne nii jàpp nga ne ci yow la jóge ndax moo ko wax a boppam nee na li xew yëpp man ak Ousmane Sonko la mën nañ ko koo nangul ndax fa la sokkee ko yëg-yëg bi nga ciy am mooy bakkan yi di rot yëpp maa ko waral donc moom nangul nañ ko ni diis na ci kawam ak lu mën di doon ak interprétation buñ ci mën di am muy victime muy complot boo xam ne daf ci dugg wala dañ ko ci dugal conséquences yi mujj naa diis ci moom ndax loolu mooy regret bi su ma xamoon ni lii lay indi danaa muñ li ma neex ak li ma naqar yépp baat boobu foog ñu taxaw ci su ma xamoon ni lii lay indi danaa muñ lu ma neex ak lu ma naqar yépp parce que jaru ko loolu nga ciy dégg jaru ko bi mooy conséquences yi rëy na moo tax am na yoo xam ne waruñu koy foowe ci réew mi ak lu mu mën di doon ak ci ku mën di jóge li ci nit ñi war a jàngee mooy li tax ñu def viol li tax ñu criminaliser ko def ko crime jëlee ko ci yenn délits yi nga xam ne daan ba diisul yóbbu ko crime mooy dañoo bëgg mu gën a raar bi mooy balaa nit di tuumal nit viol ak ni mu diisee mu doon loo xam ne ni lu leer la li togg ci yoon la liñ ci bëgg it mooy balaa ko nit di def mu xam ni li ko ci mën a fekk lu diis la ñaar yooyu nag ñooy ànd
parce que bu du doon benn bi rek. ñaari ñooy ànd femmes yi sax dañu doon gis ni. bugguñu ñoom ñu sofantal mbiri viol. gis nga ko ñu bari ci jigéen ñi amoon nañ njeexi jaaxa ci xuus ci jàppale ndaw si ci plainte bi muy def parce que am na loo xam ne ñoom dañuy ragal buñ ko sofantalee rek ëllëg mu woyofal xeex bi nga xam ne ni moom la ñu doon. mais est-ce que la sortie de la fille mën na nekk genre déclic quand même pour li nga wax noonu organisation tekkaaral gi nekkoon. ku ne mën na ci am dégg-dégg. tekkaaral bi defe naa li tax mu am rek mooy proportion ak dayo nit ñi parce que wax dëgg fa yàlla bu dul woon Ousmane Sonko bu dul woon jëmmi Ousmane Sonko. da ngay gis ni sax ci xelu nit ñi. léeg-léeg c'est pas fait à dessein mais tombé ci victime boo xam ne nii amul ku ko jàppale moo gën a yomb ci ñoom ci dal ci koo xam ne nii borom dayo la borom maqaama la ak yeneen ak yeneen. bu doon une personne lambda la. mais condamné nañ ko sans procès. surtout nag bu dee sax nit ñi danañ dem ba convoqué ci passeem dara loo xamante ni nii dañu naan comme nii la meloon rek. dëgg la. c'est-à-dire du am sax fu mu layoo. maintenant personnalité Ousmane Sonko moo tax xëy na ñu bëri teey ci. ak it fi ñu ko njëkk a yóbbu. ci complot politique xam nga complot politique dafa sew en fait soo fa yóbboo mbir rek day tax nit ñi. li Adji Sarr wax ci conséquences yi nit ñi aussi dañu naan xeexu principe boobu. bu mënee indi yàqal nit nangam ak nangam yeneen yoo xam ne jotewul kon c'est vrai mën na indi ñenn ñi teey ci waaye à contrario mën na dugal ñenn ñoo xam ne aussi danañ ci wax ba sori ci parce que finalement nit ñi seen maqaama rek la ñuy demee ak seen yëg-yëg wa ilaa nga bëgg koo dugal nga xuus ci parce que nga ne prétexte la naa ci xuus ba jeex tax ci rib comme ni ñu koy waxee wala mu am lu mu la kersaal parce que sa yëg-yëg la nga xaw cee taxaw li ñu gën a remarqué nag mooy maandu organisation yi vraiment maandu la ñu gën a wane ci dossier bi. lu ko waral nag xëy na ni mu ñëwee la aussi sax mën nañ leen ko nangul. est-ce que Abdoulaye doonul woon gën ci Ousmane Sonko mu génn waat parce que femme bi da ko invité pour mu waat ni mu gën ci alxuraan ni mësula sekk mës na sekk ak moom dara est-ce que doonul woon gën ci moom mu waat par exemple. mais on parle de viol Mortala vraiment nañuy fàttali aussi. wax ko nag dafa jaar leeral. parce que damay bañ ñu ne nee naa waat baaxul déedéet. dëkk bi yoon bi fiy dox. waaw justice du yoonu l'islam. vraiment loolu nañu ko wax république la ñu nekk. waat wàccoowu la ak justice. waaye ilaa nañ changé suñu constitution. ne président bi sax buy waat ci alxuraan lay waat. nga xam ne je veux dire pour la symbolique. non c'est gis nga mais mën nañ fi fàttali yenn. Aliou Sall taxaw na waat. ba léegi yaa ngi koy réclamer 400 000. yow dama ne yow mais en général. ñi mu waat na mais ba léegi voilà. donc est-ce que waat boobu. ban valeur la am. non waat am na valeur. mais ci ci gis-gisu nit ñi. sur république voilà exactement. nit du tax du teggi tuuma. du teggi tuuma. au contraire sax nit ñi danañ ko détourner de telle sorte que mais danañ la ci fowee ak leneen ak leneen. et puis laay doguma la mais cas bi li ñu toppee Adji Sarr li mu tuumaaloon Ousmane Sonko viol la te daf ne waxul ne na waat ne daf ma violé mais mos ñu seq dara loolu c'est autre chose je pense ici on parle de viol Adji Sarr moom moo joxoñ baaraamu tuuma Ousmane Sonko mais bi mu naan na waat waxul mu waat ci viol leneen la wax donc loolu c'est autre chose je pense. xam nga yooyu yëpp tey xam nga tey. bu ñuy wax rek vraiment te yàlla tax. viol la ñu ubbee dossier bi. c'est ça. amaana nag li ciy laxasu ci politique mooy tax ñuy dem ba. dañ ba dama bëgg ñu taxaw ci exemple bu gàtt mais jotewul dara mais dana tax nit ñi mën a xam. ci wàllu politique analyse bi ñu mën a def. Ousmane Sonko tey taxaw nangu ni séq naa ak ndaw si avoué loolu. conséquences yi mu am ci avenir politique am ak dundinam boo moytul moo ëpp sax conséquences yi ci moom moo ëpp sax conséquence su ñu juger ko ba condamner ko pour viol parce que booba juger ko pour condamner ko par viol dina continuer moom di victimiser wu dana ko permettre ba léegi mu taxaw pour revendiquer ni dañu ma complot dañu ma tëj mais mu avoué moo xam nag
bis bu avoué ni séq naa ak moom te muy ci suñu aada ci suñu xam-xam ak li muy wootee yor ñaari soxna avoué ni am na relation extra-conjugale parce que loolu la bu ko defee loolu mooy carrière bi nga xam ne moom lay woote moom la yaakaar jeex na te dina indi kersa gu bëri ci nit ñi. damay joxe benn exemple bu gàtt dafa am boroom xam-xam bu mag boo xam ne vraiment ci prêcheur musulman yi gën a mag la ci àdduna ku ñu gënoon déglu muy Tariq Ramadan dañ ko accusé de viol xam ne jigéen ñi ko accusé de viol justice su France fexe ba këppatal ko jàpp ko muy miim organisation musulmane yeeg ak ñi nga xam ne sax peut-être gëmuñu mais ba ci fii Sénégal dañu ko walla wet waaw ba ci fii Sénégal organisation yi jàppale ko ci xeex bi nangam ak nangam justice bañ 6 fois demande de liberté provisoire pour mu génn mën a organiser défense am justice bi di bañ justice bi fi ñu ko libéré mooy fa nga xam ne moom avoué na ni waaw dëgg la du viol waaye am naa relation extra conjugale mais waaye jooju tey sañatul sax toog di prêcher di waalaat boobu la justice sax pare ci moom dañ koo faf daal di libéré jàpp ni vraiment xaw ma ndax complot la am déet parce que comme avoué na gëmatuñu ni complot la ci viol ba moom lijjanteeguñu ko ba léegi mais la nga xam ne ni moom la peut-être lañ ci doon wut parce que dafa sonaloon yenn pays fu mel ni ki France te débat yu rëy la doon indi ci yenn position yu mën a am mais boobu lañ pare ci moom lijjanti nañu ay mbiram te xëy na dóoruñu mooy li ngay wax rek dinaa la dóor ci sama loxo du la laal loolu la ñu ko def kooku tey limite day laaxatu alors que ku ñu ñëw na fii sax Sénégal ñëw na fii Sénégal prêché na fii te c'était l'un des prêcheurs mais les plus suivis au monde de la communauté musulmane plateau bi am na fi débat bu mais li ngay woote voilà li ngay woote ba ci doon caw nit mooy li ñuy wax rek digle sangaay te defuloo ko loolu conséquences yi mais conséquences politiques yi dans le cas là mais moo graaw moo tax aussi point boobu ñu taxawaat ci M2D li nga xam ne nii def na ko ay points de revendication am na ci lu ñu war a jubbanti am na loo xam ne defe naa ñi leen di jàppale sax kersa nañu ci bi ñu liiree pour ne non procédure bi lépp nañu ko teg ci suuf procès pour moi Ablaye est-ce que Ousmane moom peut-être yàgg na ko wax amul intérêt lui aussi à ce que mbir yi dem ba jeex ñu dem justice ñu àtte fa mbir yi te moom jotoon na ko wax sax parce que moom li mu bëggoon mooy ñu gaawal procès bi moom justice setal ko parce que ndaw si nee na moom yàkkamti na procès ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk nee nga yàkkamti nga procès waaw xam nga yooyu yëpp sax wax la justice moom temps am defe naa ne ci yeneen i kii sax justice moom lay jël temps am du pas caagan da ngay ñëw justice ne ko àtte ma gaaw dama yàkkamti parce que dafa am day lu yitte non du demee noonu waxin la loolu yëpp ay communication la rek ku nekk wax ni yàkkamti naa mais xëy na ba muy wax yàkkamti naa yàkkamtiwul en réalité waaw parce que coow lii ci boor bu mu mën di doon xëy na fa nga yàkkamte mooy fa nga yaakaaree ni danañ la jox dëgg waaye boo xamee ni ci sa aqulaay taala parce que ku nekk ci ñoom xam na li xew ñun ñoo umpule ku nekk ci ñoom xam na li xew xëy na ku nekk ci ñoom am na foo xam ne bëggul ñu yegg fu waaye ñun nag loolu mooy suñu intérêt justice dem ba leeral ko encore une fois ñaar moo mën a am dara xewul tooñ nañu Ousmane Sonko ñi ko tooj ba indi réew mi ci fitna bu toll nii ñooñu amel nañu réew mi àq parce que nag fukki bakkan ak ñaar root ci loo xam bilan bi yokku na ci loo xam ne nii vraiment du combat politique du dara ci bu dee wàll woowu la lu ñu nas amel nañu réew mi àq te loolu mënuñu ko passer par perte de profit jàpp ni rek moom la non nekkatul sax moom parce que ndaw si wax na ba ne ma kiyee ma retiré sama plainte moomatul dossier bi loolu nay leer dossier bi moomatu ko mooy retirer plainte sax taxul y a une inculpation déjà voilà moomatu dossier bi am na yoo xam ne bu ñu xasee ba egg ci ñun ñëpp daf ñu concerné société bi moo ko moom léegi procureur bay layal société bi lay layool ci mbir mi victime bi direct moom la waaye société bi ci boppam victime la ci gis nga ko dañ defee ay loi criminalisé ko ak yeneen ñu mujj sofantal loi boobu bu fekkee ni jàpp nañu rek nit mën ngaa accuser nit ci loo xamante ni yeewu nga xool nu mu la neexee nga doxalee ko loolu baaxul ci société bi donc loolu moo tax moomatu ko bu ñu ko xelalee aussi ne ko wax jooju def naa yenuwul maanaa ma retiré sama plainte mais taxul action bi fay
te loolu xëy na dafa rëcc ci avocat Maître El Hadji Diouf ak yooyu mais loolu soxlawul. maintenant ci àqulaay taalaam mën na ko mais du tax yëf yi fay. maître Ablaye am na benn contradiction bu ñu xaw a relever moo doon ci laaj peut-être sa xalaat parce que femme bi dañuy le 2 février 2020 ci la njëkk a gis Ousmane Sonko ba ñu seqee mbir mi le lendemain ci la ci PV bi ci li mu wax le lendemain ci la dem disons Grand Yoff mais maître Sow bi nga xam ni moom la ñuy wax ni dafa bind plainte bi muy plainte également moom maître Dior Diagne dafa bind ni moom rencontré na ndaw si 15 jours auparavant waaw est-ce que loolu aussi du lënd ci mbir mi. waaw xam nga vraiment procès verbal bi defe naa tegu na ci penc bi procès verbal bi nga xamante ni gendarme yi def na wala boog liñ ci lire parce que bu yokk ci élément d'information yi aussi le capitaine Touré wax na ni non lépp nekkul ci PV mais li nga xam ne nii moom la ñu gis on n'est pas à une contradiction près mais contradiction ci interprétation ça ne veut pas dire que doo gis contradiction ni donc di waxul dëgg xam nga nit ci nettaleem vraiment Mor am na loo xam ne bu ma ci bëggoon a jaaraat fii tey mën naa wecc ci wax ji pas de façon exprès loolu day am nettali wala fàttali bu ñu la ko doon nettali loo 10 fois dana am loo xamante ni nii dana wuute ak leneen li mën nga ko bañ a def de mauvaise foi lu mën a am la d'ailleurs enquêteurs yi sax léeg-léeg moo tax ñuy déglu nit plusieurs fois bu ñu gisee ni xaw na kii ñu woowaat la pour précision léeg-léeg sax ñu ne la waaw mais fii lii nga waxoon lu tax nga waxaat lii yow soo xalaatee da nga mën a joxe réellement li nga xam ne nii moom nga bëggoon a wax mën nga ne sax non lii laa bëggoon a wax waaye lii ngeen ci dégg loolu sax mën na nekk très bien beneen ñu des ba tey ci coow li Ousmane Sonko gis nañu mu yëkkati ay kàddu mu mel ni wax na waxu deuxième vague ak secousse loolu aussi je pense que am nañ ci benn jàngat Fati xam nga bu ñuy wax rek dëgg te yàlla tax am na loo xam ne nii nit warul di ko fowee wala sax mu nekk ci dëggam muy jóg man tey vraiment te loolu wax nañ ko fii waxati ko am nañu yëg-yëg ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci événement yi vraiment loolu ku ci amul yëg-yëg doo nit ni ñu koy waxee te yëg-yëg soo ko ci amee doo xoñoñal nit ñi ci loo xam ne daf leen di fàttali li nga xam ne ni mooy seen tiis li fi jaar mënuñu ko tuddee première vague vraiment parce que pour première vague deuxième avec li ci kanam la tuddee deuxième vague secousse bi dana rëy gën a rëy deuxième vague bi mais li fi xew bu ñu koy fàttali lenn rek la war a doon mooy fàttali bu tiis mais warul doon fàttali wu bàkku li fi xew kenn mënu koo bàkkoo ci ni ñaw def naa lii wala ñaw gis nga li ma def parce que peuple bi soulevé wu sax léeg-léeg souvenir mën nañu dem bay egg ci di fàttaliku bés bi comme ni ñuy fàttaliku 23 juin mais 23 juin est-ce que souvenir u ñaw la li ñu defoon Ablaye Wade bu ma nee 23 juin symbolique li xew yëpp la avant ak après ba avant 2012 ci bakken yu rot damay faral di fàttali rek Mamadou Diop mais ak ñeneen symbolique boobu nit du ko bàkkoo gisoo fi kenn mu bàkkoo jëm ba su place de l'Obélisque ba Mamadou Diop di daanu non loolu amul donc mënuñu bàkkoo première vague mënuñu bàkkoo lii ñu def te kan lañ ko def est-ce que Macky Sall lañ ko def aussi ci déggin parce que moom lay wax dana daj lu ëpp li nga xam ne nii moo xewoon mënuñoo jàpp ni ci wax bu gàtt sax day jàpp ni Macky Sall bu à part li mu nekk njiitu réew mais dara teguwul ci kawam dara dalu ko du bokkam du planton du jànq bi ci kër gi du dara am peut-être bu dara doon dal kenn moom lay mujjee parce que moom bu ko dara daloon kon waxatuñu waxtu wi ñu toll nii waxatuñu waxi Sénégal leneen la ñuy wax donc loolu moo tax waruñ koy fowee dafa di ay réew te loolu lu baax la gis nga li xew feneen su baaxee nañu koy doxee réew yi dem nañu ba di def voter par exemple ay loi mémorielle xam nga lu tax loolu di bañ ñuy fowee yenn yi nga xam ne nii dafa diis ci baat esclavage c'est que ñun la fàttaliwul lu bëri fii mën nga wax ni jamonoy esclavage vraiment du presque on passe
parce que yaruñu ñu ci xiiruñu ñu ci ñu xam diisaayu esclavage mais am na communauté yoo xam ne comme antillais yi par exemple communauté antillaise c'est-à-dire ñoom dañoo yëg seen bopp ci esclavage ñun colonisation fii boo ko waxee mais on passe dañ la koy jàngal sax école avec les bonnes réalisations de la colonisation am na réew yoo xam ne sañatoo faa wax mbirum esclavage wala colonisation mais demal France wala feneen wala Allemagne nga tudd holocauste par exemple loolu nit sañul xalaat sax ni di ko wax boo defee lii dinaa la teg lu raw holocauste non loolu musiba la te ci méngale mën nañu koo xalaat parce que ñun bésu 8 février bi ak li ci tegu yëpp du lu ñuy nattable ci xeex bi nekk ci kanam dana mel noonu loolu waruñu koo banaliser. Très bien. Maintenant combat politique nit mën na koo mëne dem ci ba mu jeex tàkk. c'est ça. te du yee li nga xamante ni mooy encore une fois ñu fàttali. ñi nga xam ne nii ñoo ñàkk exigence bi ñu am. ci ni nañ leen indemniser. gaw ma ni wuute nañ ci ak président de la république ak nguur gi xëy na nag peut-être am na nu mu war a demee. mais loolu lu baax la indemniser ak yooyu am na yeneen i points yoo xam ne nii defe naa lu baax la. ci revendication calendrier électoral M2D yi. yu mel noonu parce que yooyu buñ ko lijjantiwul mooy yee sax fitna. très bien parce que lii fi xew nii ba jàll. bu ñu ko lijjantiwul. dañu ko reporter rek. très bien jërëjëf. très bien merci beaucoup Ablaye ci jàngat bi ñu dem ci invité bi Mbaye Jacques c'est tout de suite.